dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakki gàmmu atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen jàmm ci xibaar yi marax gi dañ koy dooree ak kàddu Omar Gueye jëriñ yor wàllum li nga xamante ni bi moo di territoire ak collectivité locale yi ci réewum Sénégal moom mi jiite bokk moomeel nag li mu xamle moo di ndax Ndakaaru ville bi dañ koy daal di far daanaka tontom waaw la ci boobule laaju Mamadou Ibra Kane moom nag nee na jamono ji ville bu Dakar amutut dayo wala bon taxawaayam amutul njariñ ci réewum Sénégal bokk na ci yeneen ñeenti ville di Pikine Guédiawaye ak fi nga xam ne moo di Tëngéej ak fi nga xam ne it moo di Thiès loolee la yëkkati li nga xam ne nag noonu la ko layale moo di dëppwul ak code bi nga xamante ne bi moo jëm ci code général collectivité territoriale ak ni nga xam ne noonu lañ ko yesalee ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Mamadou Ibra Kane. Sur Dakar il y a 19 communes mais sur Dakar il y a aussi une ville. ci Dakar am na 19 communes wante ci Dakar itam am na benn ville boobule moom mooy département nekk tamit commune mu doon ab commune bu ëmb ay communes yu bëri loolu nag dafa nekk situation bu doy waar wante nag bu ñu sukkandikoo ci code des collectivités territoriales département képp moo war a am ci Dakar nekk itam collectivité territoriale dolli ci 19 communes yi bu ñu waxee dëgg rek ville warut a am bu boobaa kenn dootul waxati mairie bu Dakar wante président conseil départemental bu Dakar ndaxte bu boobaa ville comme nu mu ko waxee sànq dootul amati loolu nag du politique comme ni ngeen ko xamee am na ay dëkk yu bëri yu nekk ci réew mi nguur gi moom moo fa teg tànk loolu nag du problème bi mooy naka nañu mën a def ngir daal di nëkkale li nga xam ne moom mooy collectivité territoriales yi ak code général des collectivités territoriales mi nga xam ne moo ngi wax ci article am bu njëkk que ni ñaari entité képp moo am muy département ak commune bu boobaa ville yu ci mel ni Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque ak Thiès dañuy disparaître bu fekkee rek dañu sukkandiku ba tey rek ci code des collectivités territoriales. Si on se conforme au code des collectivités territoriales, la réponse est oui. Il n'y a que le département et la commune qui existent. Omar Gueye moomee nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane ci émission jeudi dimanche nekkoon naataangopp Idrissa Seck ci parti réew mi ay jamono bi mu duggee ci gouvernement bi nag bi Idi génn àndut ak moom dafa des waaye dafa mel ni Idi ñëwaat na fekk ci leen muy loo xamante ni bi rafetlu na ko lool ci fekk gi nga xam ne Idrissa Seck fekk na ko ki nga xam ne moo di président Macky Sall ba jiite conseil économique social et environnemental moom digganteem ak Idrissa Seck nag mu ne ñagas mosu see am moom Omar Gueye moo yor kàddu yu gouvernement bi te bokk na ci ñi nga xam ne ñoo di taxawal janoo yi nga xam ne jamono ji gouvernement bi ñu ngi koy janoo ak taskati xibaar yi doon loo xamante ni bi mu ngi siy dellu si waat lu yaatu si waxtaan wi sax ak Mamadou Ibra Kane ñu ànd si jukkeeb Abdourahmane Ly. ay kàddu ngi wéy di jib gannaaw juboo bi nga xamante ne am na diggante njiitu réew mi ak ki nga xamante ni moom la ñu tabb bees si bopp conseil économique social ak environnemental bi lay yoon ki nga xamante ne responsable la woon ci parti réew mi moo ci àddu nekkit jëwriñ gu ñu dénk collectivité territoriale développement ak aménagement du territoire si jàkkaarloo am ak Mamadou Ibra Kane moom mi ngi xamle ni bëgg la def si boobu la déggoo balaa moo leeral ni digganteem ak Idrissa Seck benn ñagas-ñagas amu ci. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas eu de problème personnel. wax naa leen ni réeroo musuta am sama diggante ak ki nga xam ni moom mooy njiitu conseil économique social et environnemental di Idrissa Seck musu leen ma dégg benn yoon ma yëkkati ab kàddu bu ñagas daal di koy teg ci ndoddam loolu duma ko mës a def wante nag maa ngi dëggal li nga xam ni moom mooy samay gëm-gëm ci wàllum politique te sama gëm-gëm nag mooy que ni maa ngi rafetlu bu baax ni mu fekk see ki nga xam ni moom mooy njiitum réew mi ndaxte moom moo jëroon ñaareelu place bi ci élection falu njiitum réew mi loolu nag lu baax la pour réew mi. Puisse se retrouver avec le président Macky Sall. C'est une excellente chose pour le pays. moom mi la sax moo taxawal bi la doxalin bu yees bu nguur gi amal nga xamante ne moom la ñuy wax gouvernement face à la presse wala ci wolof nguur gi jàkkaarloog taskatu xibaar yi moom mi la Omar Gueye ngi tontu ci critique yi nga xamante ne jëm na ci boobee xeetu communication nga xamante ne jóge na fu ne rawatina ci li jëm suñu ñu ko amalee. Il n'est pas exclu que demain nous soyons 3. ñun ñoo ngi may nopp bu baax ñëpp ñoo ngi leen di déglu yéen taskatu xibaar yi ak tamit askan wi ci biir gouvernement bi ñoo ngi saytu bu baax li nga xam ni moom mooy seen sàkkuteef ci biir bureau d'information bu nekk ci gouvernement bi ñu ngi koy jàngat tamit bu baax a baax bés bu nekk ñoo ngi liggéey rek ngir fexe naka nañuy def ngir nekk nu askan wi gën a mën a mucc ayib te loolu nag ñoo ngi koy liggéey bu baax di ko jaarale ci presse bi ngir su ko defee askan wi xam bu baax lan mooy sàkkuteefu njiitum réew mi si ñun ñi ngir su ko defee dara bañ leen a ump. Pour que l'opinion et la population soient informées de ce que nous faisons. si boobee jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi sax la jëwriñ gu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram xamle ni mbas mi tàmbali wan na ci mim réew njiitu réew mi nar na amal ab daje waxtaan ak waa comité national de gestion des épidémies
si bu ñu sukkandikoo si ki yor kàddu nguur gi muy daje bu nara maye ñu waxtaan si li jëm si jafe-jafe yi nga xamante ne ñuy yëngu si wàllum tàggat yaram ak si wàllum aada ak cosaan ñu ngi koy jànkonteel. moom la Mbass Abdourahmane Ly jamono ji si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne moo dëppook tey jii si dibéer ji dëppook fukki fan ak ñett si weeru décembre si junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test yi nga xam ne def nañu ko juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo si am yees mbasum coronavirus fanweer ak ñaar ñoo xam ne xam nañ ñi leen ko wàll kenn ku ko jëlee bi ci réew ak ñeent fukk ak juróom ñoo xam ne xamuñu fuñ ko jëlee fanweer ak juróom ñoo di ay jarak ñiy wér si jàngoro ji fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne jàngoro ji lortal na leen amul kenn koo xam ne fàtt na ko ni ki démb kon lu toll si jamono ji bi mbas mi duggee si réew mi ba léegi si fukki junni ak juróom-ñaar ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti nit la masa tëral waaye nag wér nañ ci lu toll si fukki junni ak juróom-benn fukk ak juróom-benn junni ak juróom-ñeent fukk ak ñeent kon jamono ji lu toll si juróom-benn fukk ak fanweer ak benn ñooy ñi nga xamante ni bii ñooy faju si mbasum coronavirus moom la mbas ñaareelu wàgg dëgg ñu ngi si réewum Sénégal jamono ji nag mu nar a am ay njeexital yu bari si wàllum koom ginnaaw bi nga xam ne jëluñ jël wàllum biir réew mi daan nay dàbbaliwaat communiqué bi nga xam ne moo jëm si ay tere yu bari xel dem si ñi nga xam ne ñoo di dawalkat yi nag dem geeg dikk gi ndaxte si wàgg bu njëkk bi ginnaaw tere ga dañoo daal di dakkaloon dem geeg dikk gi diggante gox ak gox ndax ñoom amuñu si njàqare sa diwaanu Grand Yoff dawalkat ya fa nekk nag nga xam ne ñooy dox diggante Ndakaaru ak fi nga xamante ne bii moo di Kaolack ñoom seen xel sax li mu gën a tiit moo ni mbas mi wasaaroo waaye du jeexital si wàllum koom loolee la ñu dénk Mame Seynabou Babou. chauffeur la woon léegi moo jiite garage bi Mor Diop moo ngi ñuy xamal ni tiitaangeem ci mbas mi law la gën a jëm waaye jëmul ci ñu tere dem ak dikk. non tiitaange moom mënu ci am tiit nañu corona bi waaye tiituñu ci liggéey bi ndax lu tax tiituñu ci liggéey bi àdduna mooy tëdd noonu ndax yàlla suñu borom ak i ndogalam jàmmanu ci dara ñaan yàlla jële ko fi rek. ci kattanu yàlla ak mbaaxam loolu la ñuy ñaan. Ousmane Faye ak Mor Diop ñoo bokk gis-gis chauffeur bii di daw Dakar Kaolack moo ngi ñuy xamal ni moo ngi sàmmonteeg digle nguur gi donte dafa nar a indi ay jafe-jafe ci seen koom. gouvernement boppam la moom président moom doon président boppam la lu mu dogal rek moom loolu moo mën a ne tiit nañ mais dañuy xaw a jomal quoi. d'une part parce que ba doon am 3000 francs par jour 1000 francs mënoo koo am par jour 500 francs mënoo ko am par jour waaye léegi boo bëggee dundal sam njaboot foo jëm fan nga jëm nga war a dundal njaboot ji parents yi toog na le di xaar léegi boo demee ba war a dundal parents ak njaboot nag amoo lu leen dundalee est-ce que doo sàcc wala nga dem agressé ji. doonoon chauffeur nekk léegi chef de garage. dellu si waat na si fiche yi ñuy bindu tur ñiy dem ak ñiy dikk di loo xam ni bu ñu sukkandikoo si ay kàddoom ñoo ngi koy jëfee ba léegi. jamono bi xam nga corona bi dafa da doon dox ba yàgg yàlla def ci sutura mu wàcc bu baax a baax bi mu wàccee nag ñu teggi machine yu bëree bëri dindi ko levé daanaka yu bëree bëri yu ñu tegoon du dëgg waaye ñun li nga xamante ne bi moom lañ doon def taxul ñu arrêté ko. askan wi ni ñu doon sàmmee fii seeg matuwaay yeeg lépp taxul woon ñun ñu arrêté ko ñoo ngi ko doon continuer di ko jël. ñu ëpp si ñu dajeel la waayu jàngoro ji la ñu gën a ragal ndax jàpp nañu ni wérgu yaram amul njëg. ñu wutali diwaanu Tëngéej ci Rufisque 2 série G ñi nga xam ne ñoo doon bëgg a tabax foofee sa amoon ay lotissement ba noppi daa mel ni nag dañ leen a jox arrêté ngir ñu dakkal liggéey bi loolee sax ñu ngi ko defoon ñetti at a ngi nii waaye nag ginnaaw ba dañoo gisaat ñeneen ñoo xam ne dañ leen a jox autorisation ngir ñu tabax foofee nag loolee ñoom upp na seen bopp xamuñu lan moo ko waral nag ñu boot ci ab kuréel ngir sàkku tere googu ñu leen tere woon ñu teg ko ci suuf te daa mel ni sax ñi nga xam ne ñoom lañ jox pour ñu tabax foofee nag dafa mel ni ci bërëb yoo xam ne fa la ñu war a noppaloo ak fu ñuy war tabax ay bërëbu fajukaay la ñuy nekk di tabax jamono ji ñu dem ba Tëngéej ànd ak Babacar Seck. kuréel bi boole ñi am ay pàkk ci série G ci Rufisque 2 li ñuy laaj lenn rekk la mooy ñu niilal ndogalu préfet buy tere ku tabax ca bërëb ba. A ba G ñële ñëpp dëkk nañu ba mu des G bi ñu ñëw bëgg a jël suñuy terrain ñu ñuy opposé
ñu jël kayit yi dem fi ñu war a jaar yëpp impôt domaine ak yëpp mu valable. léegi nag ñu bind arrêté sunuy suufaak sunuy simaak ak ñuy luye sonn nañu benn peeru conn boo xamante ne bi ñun ñi fi dëkk ñun ñi fi bëgg dëkk ñun rek ñoo ko xam. kuréel gi am ay jeexi jaaxa ci autorisation yi nga xam ni ñu ngi koy joxe te ñu jàpp ni teguñu ko ci yoon. le préfet naka ngay interdire ay nit bu ñu tabax seen i kër seen i terrain ci kaw loolu de 2017 à aujourd'hui et le 15 octobre 2017 loolu la presse dañ leen koy jox ngeen exploité ko un certain Mamadou Dia ñu jox ko une autorisation de construire c'est effectivement c'est l'administration décentrale le maire moo ko jox sous l'approbation effectivement l'approbation du préfet mais il y a un problème dans ce pays lu mel ni dañ koy wax. ci kàddu waa association bi bërëb yi nga xam ni tànnoon nañ ko ngir def ko féexlukaay ak fan war a def poste de santé ba ñu ngi koy caxat-caxatee. li mel ni les espaces verts le président de la république joxoon na benn décret ñu ne léegi nañuy def les problèmes de reboisement mais espace vert bu ñu dem ba di ko jaay di ko kii foofu dañuy waxal le maire monsieur Albert Ndoye espace vert CDG yi c'est intouchable comme disent les Américains don't touch parce que ça nous revient de droit et autre chose le poste de santé am na ñu fa tabax ñi fa tabax ñooñu war nañu wax ak ñoom. ci fàttali ci atum 1996 le maire Tëngéej ba woon di ndem si yàlla Mbaye Jacques Diop defaroon lotissement yu CDG. Babacar Seck ñu wutali diwaanu Mbour foofee la jëriñ ji yor wàllum li nga xam ne moo di yoon ak yoonal si biir réewum Sénégal maître Malick Sall yëkkate ay kàddu ne mbooleem ñi nga xam ne am nañu nañu ak yoon duñ si am xàjj ak seen ñëpp la ñuy àtte lu jëm nag si dossier COUD bi mun a jamono ji classé nañ ko maître Malick Sall mu ngi yëkkate yooyu lay kàddu jamono ji ñuy ubbi nag li nga xam ne moo di liggéey JIABA di kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy xeex ak li nga xamante ni bii moo di luubal alal ju léewul maanaam blanchiment d'argent si diwaanu Somone la yëkkate yooyu lay kàddu yooyu ñu teewlu ko ci micro Mountaga Kane. Ce que je peux vous dire en tant qu'acteur de la justice, d'abord de façon professionnelle, pour avoir été avocat d'affaires, c'est que à chaque fois que li ma leen mën a wax moo di man mi nga xam ne ci wàllu yoon laa di liggéey ndax nekkoon na avocat d'affaires saa su yoonu Sénégal jotee ci dossier da koy doxalee ni mu ware maa ngi leen di biral ne bi ma doonee jëwrin bi yore wàllu yoon ba tey sama taxawaay moo di fexe ba dossier yi ñu koy liggéey nañ ko war a liggéey ci anam yi gën ku ñu joxoñ daañu fexe ba leeral ko su dee defu ko tamit naka noonu wande benn dossier dootul taxaw fenn loolu la ñu jiite réew mi digal te boobu ba tey ci loolu la ñu ne du ma dugg ci nekk fi di lim ay dossier ca jamonoom déggoon ngeen li procureur de la république waxoon ci wàllu dossier COUD bi kon mën nañu wax ne dossier boobu moom noppi na. Du procureur de la république s'agissant de l'affaire du COUD c'est donc un dossier qui a été traité et qui va pas être traité mais qui a déjà été traité. jóge Somone sa Mbour wutali Bargny foofee nag xeex ak yàqtem kew gi dëgg la ay ndaw jóge ginnaaw li nga xam ne moo di pollution bi jóge ci industrie yu mag yi maanaam usines yi nga fay taxawal jamono ji nag li nga xam ne moo jëm sa dégg ba fa nekk nga xam ne fa la njanaaw yu bëri doon daal di dem ngir mën a seen i ne nag mën faa boofee waaye tamit ñu mën faa ami jën daa mel ni ab sën lañ ko def ñu bëri dafa tuuri mbalit ba nii kenn xamul sax lan lay nurool di loo xam ne baaxul lenn ci sàmm kew gi maanaam environnement bi loolee nag nekk loo xam ne war nañ ko joyanti ba mu amaat xar kanam ga mu amoon su ko defee it mu nekk ngëneel sa ña fay dëkk ñu ànd ceeg Pape Ibrahima Ndiaye. mu mel ni nag fu mu nekk nii benn mbébét rek la am mooy soppi xar kanamu Bargny ngir mu jógee ci pollution waaye loolu yëpp nag taxul saay bu xoolee asamaan si wala sax ci suuf Medoune Ndoye ak ñu mu àndal seen xol dafay naqari loolu ndax dëkk bi mi ngi wëy di dund ci pollution ay at a ngi nag ñoom ñi ngi ci mbir yu bari ngir daal di soppi pollution bi fii ci Bargny waaye nag jamono ji nag lu leen yitteel mooy fexe ba soppi bërëb bi nga xam ne pollution bi yàqu na ko monte mënees nañoo jàpp ne rivière la woon. li gën a garaaw mooy conséquences yi mën nañ ci wax lenn booy xulli Bargny mosul am li xam ne mooy inondation surtout géej gi kër yi xam ne ñoo jógee wàllu géej gi. mais depuis ñu supprimer dex gi def ci li xam ne mooy front de mer dañu gis ay conséquences pour la première fois dans l'histoire bon Bargny subir inondation maanaam ci quartier yi xam ne ñoo dëkk war a géej gi ñu subir inondation ba ñun dañu obligé ñi nga xam ne dañu am ay moyens dañu obligé dem ci côté ginnaaw raay bi dem louer foogu jël appartement foogu ñi xam ne aussi amuñu ay moyens dañu obligé toog ak moom di ŋàcc matin midi soir. bërëb bi sax war a doon fu mala yi di dalloo wala sax di fa juree. ñu dem sax ba soppi ko mu doon fu ñuy tuuree mbalit ñu jege dëkk bi nag nangu nañu ne am na nit yoo xam ne ñu ngi def ñu jaarul yoon di tilimal fii waaye ñu gis ne lépp mu ngi tàmbalee ci benn projet boo xam ne ci mairie bi la tukkee.
indi xeral guni yi place ba xam ne si la ñaa footballé indi xel ko place ba xam ne daal ka bëgg a fiixloot si laa la dem u fiixlu indi xel ko ay lampe yëpp in seetab rigol ba xam ne ndox mi ba ñëwee géej la jëm te loogu baa ñu ko waxee ba léegi man sax bi ñu ko waxee keroog dama ne loolu de kontaan nañu si ndax man lii tax ma kontaan si xet gi moo ma daan ak guddi ma kontaan si lool waaye booga ba tey laa ñu waxoon defuñu si dara. waaw parce que tamit xale yi ñoom mbedd mi rek la ñu am pour fo te xale bu doon fi mag war a yem ñoom foofu la ñuy yem doo am problème mais xale yi bu ñuy génn doo leen yëg te fii su nawetee léeg-léeg sax da ngay gis xale bu taxaw rek man am na gan ñu ma fi seet si taxaw fii di wax téléphone fëtëx ci rigol bi. ci ndoxteelu décembre bi Medoune Ndoye ak ñi mu àndal ñu ngi waajal benn journée set setal boo xam ne lu ko tax a jóg mooy soppi xarkanam rivière bi nga xam ne daanaka dee na fii ak boobu nag Bargny di woy di dund ñetti pollution yu tar. jaajëfal ko Pape Ibrahima Ndiaye taxaw ni takk der ngir sàmm kew gi jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu bi fii la ñu yëkkatee bi la jotaay